Madame Ndiaye maa ngi lay nuyu nuyoo googu nag su ma ko defee ci madame Ndiaye muy chef service départemental développement communautaire ba pare nekk point focal CDPE point focal institutionnel nuyu naa bépp membre bu CDPE moo xam public la wala nga doon association wala organisation non gouvernementale te bokk ci CDPE bu Mbour. madame Ndiaye wax nga dëgg dama yàgg ñaxtu lii tey yàlla doo ko dogal kon maa ngi la ciy jaajëfal vraiment ak tous les membres du CDPE jiital ci jaajëfal boobu nag sama kilifa suñu kilifa ñun ñëpp muy le préfet du département de Mbour. ma nuyu sama xarit bi ñëw fii tey muy le président du tribunal départemental de Gossas maam moom ñu yàgg depuis Mbour mu nekkoon fi adjoint président tribunal d'instance bu Mbour jóge fa dem tribunal d'instance de Gossas tey maam honneur mu ñëw pour defal ñu thème bi nga xam ne mooy la déclaration à l'état civil. séeréer buy làkk olof nag du leer waxatuma la nag séeréer bëgg a jël français traduire ko ci olof xam naa moom séeréer la ko man mais moom gën a dégg olof bu ñëwee déclaration à l'état civil dina ko mën a tekki ci olof ba mu leer ci bopp ñëpp. donc président Sarr ñoo ngi lay jaajëfal kontaan lool xam nañ la waa Fissel it xam nañ la parce que nekkoon na fii Mbour doon ñëw fii di liggéey audience foraine yu bëri mu def ko fi vraiment ku xam milieu bi la ku xam arrondissement bi la rawatina nag la commune de Fissel kon boo ñëwee pour defal ñu thème bi dañ ciy kontaan lool bu dul woon sax yaay présenté thème bi xam nañ la buñ la invité ci lii di nga ñëw vraiment merci président. may nuyu le président de l'association des chefs de village de la commune de Fissel Jaraaf ñoo ngi lay nuyu di nuyu sa naatango yi yëpp nag samay partenaire nuyu naa leen jox naa leen seen cër maa ngi leen di sargal yéen chef de village yi. ma nuyu monsieur Seck Abdou Khadre Seck le représentant de l'IEF Mbour 2 gis nañu taxawaay bi neel IEF gis nañu taxawaay bi c'est vrai vous êtes membre du CDPE. Au-delà d'être membre du CDPE, vous avez en charge l'éducation dans votre secteur. Gis nañu taxawaay bi nga xam ne moom ngeen def ànd kook ñun ñëw ngeen bokk ngeen mais ngeen dindi seen alal def seen participation bokk ngeen ci ñi participer li tax ba ñu mun a am cadeau tey ba jox ko élèves yi. may nuyu madame Ngom maman de Yacine présidente bu ma président bu ma doon nuyoo rek nuyu naa képp kuy jigéen nekk fii ci arrondissement bi laay wax du ma wax sax commune Fissel GPF yi am na ñoo xam ne président GPF téléphone laa yëkkati woo leen bi ñu nee suba la bi ñu nee ginnaaw suba teewul ngeen dagg seen yitte ñëw kon maa ngi leen di jaajëfal ci teewaay bi ak taxawaay bi te bu ci kanamee tuuti daañu xam ne thème bi ñuy wax bu ma gisee fukki nit yu taxaw di ma waxu problème mu déclaration ci kayitu xale bu ma gisee téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp ay jigéen la ñuy doon benn góor rek laa ciy gis mu may wax waxu déclaration. kon yéen jigéen ñi gàcce ngalaama gis naa taxawaay bi. ma nuyu waa Pencu Mbadane dont je me déclare comme membre de cette structure gis nañu seen taxawaay biñ leen waxee ne kaay leen ngeen jàpp ci da ngeen ñëw indi seen doole chaise yi yéen a ko fi taxawal yëpp ànd ak matériel ba indi ko ba pare nag dindi ci seen poste def ci kon Pencu Mbadane jàngeen jëf. may nuyu les collègues l'ensemble des directeurs d'école pour votre engagement aux côtés des élèves di nuyu les enseignants samay jëkkër ngeen parfois nag ñu dugg ñu defante affaire mais day jaadu waaye samay jëkkër ngeen gis naa aussi votre engagement et votre détermination pour servir cette tranche de la population qui est notre raison d'être muy les enfants. di nuyu chef religieux yi nga xam ne teew nañu fi madame Ndiaye di nga ma may nag ma nuyu un des membres du CDPE muy Feliok lu tax ma seppi ko ci nuyu ko Feliok c'est vrai depuis Mbour la ànd ak ñun mais ñu gis liggéey bi nga xam ne moo koy def fii dans les deux communes muy Fissel ak Ndiaganiao
teg ko ci loxo Cheikh Mbacké Fissel la dëkk nekk membre de cette structure vraiment di ñu jàppale di ñu taxawu. nuyu benn association boo xam ne wax naa ko dinañ ñëw seet si la parce que dañoo ñëw ne ma ñun dañuy yëngatu ci wàllu xale yi. bi ñu waxtaanee ba pare dama ko ne yéen vous êtes membre de droit du CDPE na ngeen dem gisi madame Ndiaye moom mooy point focal bi démb lañu fi ñëw gis ma leen tey journée bi am na teewul ñu duggaat oto ñëwaat kon loolu Pastef la ñoo ngi leen di sa jaajëfal madame Sané demain c'est nous 2.0 merci pour votre présence ça témoigne votre engagement à l'endroit de ces enfants là ma nuyu sama doyen monsieur Dey nous sommes reconnaissants. Votre présence nous va droit au cœur xaar ñu woon sax nga ñëw vraiment boo ñëwul woon ñun ñoo lay wutal ngànt kontaan nañu lool ci sa teewaay fii yal na yàlla gën a dëgëral taxawaay bi. ma nuyu monsieur le maire de la commune de Ndiaganiao mi fi teew yëpp les deux maires gis nañu seen teewaay mais votre participation financière ngeen dugal seen loxo ci journée bi. madame Ndiaye merci parce que bi JED jëlee alalam def ko ci journée bi. da ngay yëkkati lépp teg ci suñu loxo vraiment merci gàcce gàllaama mënoon nga wax ne comme que ñun ñooy organiser nañu joxe moitié yéen ngeen joxe moitié mais 1 franc jëloo ko ci ñoom ñu jël lépp teg suñu loxo. may nuyu le directeur wala madame la directrice du CFP ci teewaay bi nuyu le représentant du proviseur du lycée de Fissel nuyu képp ko xam ne teew na fi. massawu leen coona waaye may ñuy ñi nga xam ne moo tax ñu daje fi mooy les enfants ñun Fissel xam nañu suñu góom ñun arrondissement Fissel xam nañu suñu góom ci wàllu xale yi góom yooyu nag am na bu ci gën a tar dara gënul metti nga doon xale suba ngoon ngay xëyee gont ba examen jot ñu ne kayit ba dugg na fi génn fi ndax amoo kayit te xale boobu kat amul ci benn part de responsabilité tey jii may wax ak yéen am na xale yoo xam ne wóoru leen ndax dinañ def ba wala duñ ko def ndax kayit ndax am nañu ay kayit yoo xam ne baaxul wala kayit ba réer na numéro ba kenn xamu ko fi ngay tàmbalee sax pour wutal ko solution mooy njëkk nekk jafe-jafe. président bokk na ci li nga xam ne moom la waa Fissel di tawat kan moo war a déclarer bu doom juddoo kan moo war a déclarer est-ce que ki nga xam ne mooy bàyyi rek moo war a dem taxaw ne sama soxna am na doom est-ce que yaay ji amul sañ-sañ boobu est-ce que chef de village bi amul sañ-sañ boobu est-ce que sage-femme bi ko rawale amul sañ-sañ boobu et cetera vous êtes un homme du milieu yow yaa ñuy wax ndax kan ak kan moo am sañ-sañ boobu. beneen bi man mii waajur awuma kayit ndax loolu war naa doon gàllankoor bu war a tax ne sama doom doo am kayit jafe-jafe la bu waa Fissel di tawat yow yaa ñuy wax quelle est la solution ak yeneen yoo xam ne yow yaa ma ko gën a xam parce que yéen a koy jànkonteel man bu ma waree tribunal la ñu wax naissance ce qui veut dire que ne xam nañ ne jafe-jafe yu bëri ñu leen di indil ci wàllu nit judd na wala nit sax war na marié wala nit sax faatu na mu doon jafe-jafe ju tar ci vraiment ci milieu séeréer de manière générale waaw ci milieu séeréer de manière générale vraiment ñun dañoo jàpp ne ngénte daal moo gën a farata sax wutal kayit may remercier vraiment ñi nga xam ne démb ci guddi laa leen doog a wax manifestation bi ñu dagg seen yitte yëpp ñëw mooy la Croix-Rouge merci pour votre présence. Merci la Croix-Rouge. waaw may nuyu les principaux des 3 collèges de la commune de Fissel muy Mbafay CM Mbafay CM Tokomak ak CM Mbalamson ñoom aussi démb ak barki démb laa leen wax ñoom ñu ñëw teew vraiment merci. ak professeurs yi nga xam ne ñoo leen accompagner vraiment merci à tout le monde xale yi nag gàcce ngalaama am na ko wax sànq am ngeen ay droit ñun li ñu war moo ñu fexe ba seen droit yooyu ñu jox leen ko waaye nag am na taxawaay boo leen war a taxaw mooy taxawu lan taxawaayu doom taxawaayu élève ñu wax ngeen dégg ñu digal leen ngeen jëf te fas nañoo yéene lépp loo xam ne seen droit la ñun ñu xar ci suñu tànk tubay damay faral di wax ne mën ngaa woote leneen doo fa fekk ne man da en tant que sous-préfet wante ku woote ci wàllu éducation nga woote ci wàllu santé bu mu la fa jiitul daañu fa tase teel ndax
deux piliers la loo xam ne pour man bu ñu ko defalee suñu réew mi soppal ko bu ñu jàngee ba am xam-xam fexe ba suñu wërgu yaram ku tawat mun a faju bu boobaa lu ñu bëgg a am ko parce que loolu mooy base naataange mooy base koom-koom te loolu nag bu ñu ko bëggee saxal ci xale yi lañ koy saxalee ngeen jàng am xam-xam ñu taxawu ci seen wërgu yaram bu boobaa foo leen bëgg a yegg rek di ngeen fa yegg te foo leen yegg rek eggali fa suñu réew mi. merci à tout le monde pour votre présence maa ngi guddal sax dama bëggoon wax 2 mots rek gannaaw bi ma remercier la Croix-Rouge xam nga kii la jege da nga koy fàtte. la rajo penc de Fissel penc mi yéen ci mbir mi ngeen bokk moo tax vous êtes membre de l'organisation depuis début ba tey ñoo ngi ak yéen beneen bi Fissel TV télé boobu maa ko moom moo tax lu ma neex wax ca lu ma neex laa koy wax ne dindil nag bu mu ca bokk Ndiaye merci pour votre présence et votre diligence ainsi que Pape Kayre pour la rajo penc mi may ñuy ñëpp jigéen ñi gàcce ngaalama les parents gàcce ngaalam am na ñu fi ñëw ñu bëri dañu maa interpellé nan laay def ba am kayit mag yi laa wax da waxatuma seen doom yi boo ko laajee ndax sa doom yi am nañu kayit ñii ne ma waaw doom yi am nañu kayit sànq rek am ko may wax ma ne ko noo tudd mu ne ma ami ma ne ko yaa ngi bëgg a indi problème nag yow sa doom yi am nañu kayit ñu déclaré la ami yow xam nga bu ñu lay wutal kayit duñu la laaj sa kayitu doom ami nu ñu koy bindee bu ñu bindee ami avec i sa doom yow ñu bind la ami avec y wala ie problème ñëwaatul kon nañuy tàmbali ca tàmbali ga nit bu juddoo ñu wutal ko kayit boo amee doom ëllëg bu ñu koy wutal kayit boo amee kayit ga du am problème parce que bind ba bu nuroowul président dina ci yow da ngay ni jafe-jafe sa doom parce que tur bi ñu leen bindal ami ak ami bi ñu la bindal sa kayit bu bokkulee aussi beneen jafe-jafe lay doon kon nit ñi nañu bàyyi xel ci yooyu ñun nag séeréer dañoo fonk loolu sarax ak i ngénte nga dépensé ay junni ay millions 300 francs juróom benn fukk mënoo koo dépensé pour wutal sa doom kayit te xam ngeen ne yoonu buur metti na dem déjà déposer dossier ba xaar audience ba indi say témoin paasal leen loolu dara ko junni ba tegu na ñaari junni ba sax tegu na te boo defoon 300 ca teel nga noppal nit ñi vraiment maa ngi laa seen appel parents yi surtout jigéen ñi yéen a ci gën a sonn papa ja Dakar lay toog wala Saint-Louis naan xaaral ba ma ñëw ma indi sama kayit du ñëw ba at ba passé sa doom nekk fii ñaari fan ñetti fan ñu ne day def examen nga nekk ci coono boo xam ne kenn du xam foo koy waxee kon nañu xàmmee farat yéen dëggkat yi ñi doon woy ñi ma sol tënee tax heureusement ñi ma solee tëni wante xam ngeen ne foo leen fa battre rek ma coupé fa waaye heureusement tey ma sol tëni di leen jaajëfal vraiment yéen léegi lañ leen woo ngeen ñëw jërë ngeen jëf yal na leen yàlla fay taxawaay merci à tout le monde. tàcc leen bu baax madame le sous-préfet. boo xam ne ñoom dañoo bëgg chaque weer ñu tànn benn bés boo xam ne dañuy ñëw ci sa ndigal ak sa organisation ñu xool parents yi am problème mu këyit ñu régler leen ko ci nu mu gën a gaawee tàccu leen loolu. waaw yaakaar naa ne fruits yi commencé na wadd te sax journée bi jeexagul donc dañuy sant yàlla. waaw donc mutuelle de santé bu Fissel ñu ngi leen di gërëm ak waa Recodef ñu ngi leen di gërëm ñooñu aussi xëy na dañ leen fàtte woon ci remerciement yi nopp day fatu léegi dañuy jàll nag ci thème bi jox nag comme ni ko madame le sous-préfet présenté léegi waaw léegi bala ngeen koy nuyu damay annoncer conférence bi comme ça su ngeen nuyoo rek ñu dem ci baax na ngeen bañ a gudd parce que fu mu toll nii xam naa ne ñun ñëpp na moon lii waaw ndax mbas mi ak masque yi ay waay yal nañu yàlla musal ci masque ak mbas ak masque ay waay yal nañ ci yàlla musal waaw comme ça ñu mën a di def yii ndax yii mooy suñuy mbir waaw donc conférence bi nag ñu ngi ñaan ngeen teewlu ko parce que nag ñu ngi wax ci wàllum état civil te parents yi yéen la ñuy ciy gën a waxal waaw donc ñu ngi leen di ñaan ngeen déglu ko léegi nag bu loolu jeexee dañuy jubbu ci xale yi poser leen ay questions ñu ngi après suñu paree ñu dem ci sketch bi donc ñu dem. te jàpp naa ne buntu arrondissement Fissel mooy le sous-préfet kon suñ dee nuyoo moom la ñuy njëkk a nuyu ñi nga xamante ne aussi bi ñu waxee waxi benn conférence peut-être elle a pensé à nous ndax aussi ñi am
mën a def thème bi jàpp naa ne bëri nañ parce que même monsieur le maire de Fissel parce que à part le sous-préfet comme ñu ngi ci commune Fissel borom këru Fissel jàpp naa ne ku njëkk mooy monsieur le maire ñu ngi koy nuyu. biñ ko nuyoo ba pare aussi dañuy jàll nuyoo ñi nga xam ne ñooy responsable CDPE parce que buñ dee wax cérémonie bi en réalité ñoom ñoo ko décidé pensé ko organiser en rapport avec le sous-préfet kon ñoom aussi dañ leen di nuyu ba pare jaajëfal leen pour avoir pensé organiser lu mel ni à l'intention des enfants. dañu nuyu aussi jaraaf yi commencé ki nga xam ne moom mooy seen président teg suñu loxo su nuyoo si loxoom moom mu teg ko ci ñeneen chef de village ak yeneen jaraaf yi nekk ci dëkk bi rek. suñu dee wax nag jaraaf buñ fa jógee dañuy dem borom kër ndax jaraaf moom moo jiite ab dëkk mais ci biir dëkk ba ay kër la nag borom kër yeeg a jiite. suñu nuyoo borom kër yi ba pare dañuy commencer si ñoom parce que kenn du wax waaye kii ci juddu te waxuñu borom kër ndax borom kër moom moo jiite njaboot. kon nag dañ koy nuyu ba pare wax ko ne lépp lu ñuy wax yow borom kër yow yaa tax ñuy wax lii tey nga bàyyi sa nopp bu baax ci lii ñuy bëgg a wax ndax sa njëriñ la di njëriñu sa ay doom di njëriñu Sénégal ndax li tax mu nekk njëriñu say doom boo ko defee ñoom ëllëg suñu tekkee yaa ci gën a jëriñu. ba pare aussi Sénégal gëpp da ciy jëriñu ndax aussi doomu Sénégal lay doon kon lépp loo xam ne def na ko ci Sénégal aussi ñu ñëpp ciy jëriñu kon nag dama jàpp ne ñu ñëpp am intérêt déglu bu baax lii nga xam ne moom lañ ciy bëgg a wax. ñuy wax nag affaire déclaration état civil bon thème bi ñu ko formulé pour man c'est plus vague c'est assez vague parce que état civil dans l'entendement ci ñi nga xam ne ñoo formulé thème bi affaire kayitu juddu la ñuy wax alors que état civil du kayitu juddu dong. parce que état civil boo xoolee en réalité ñetti catégorie kayit la am mooy kayitu juddu muy kayitu sëy muy kayitu mariage ak kayitu décès ñetti catégorie yooyu mooy état civil. su ñu waxee déclaration état civil dama jàpp ne soo jëlee orthodoxie thème bi ñetti poñ yooyu yëpp dañ ci war a wax mais jàpp naa ne buñ dee waxi élève waxi kii derrière ça moi je pense que peut-être ils ont plus ciblé affaire kayitu juddu. donc ba tax na peut-être li ñuy wax li ci ëpp ci kayitu juddu lay nekk bien vrai que question yi su ñëwee ci wàllu yeneen catégorie état civil aussi dinañ ci mën a tontu mais en principe nous allons plus s'appesantir ci li ñuy tuddee kayitu juddu. maintenant déclaration la wax mais déclaration lan mooy déclaration état civil loolu parce que déclaration baatu tubaab la maintenant peut-être séeréer buy wax olof dina xaw metti comme ni ko préfet waxee mais jàpp naa déclaration rek mooy yëgle. déclaration état civil mooy peut-être nga yëgle loolu ci état civil bi léegi état civil aussi beneen terme la boo xam ne dafa jaru junj ma jàpp ne état civil mën nañoo wax ne mooy nekkinu nit ki ci biir askanam ci laajam donc ñu yëgle nan la nit ki nekkee ci biir askanam de manière assez ramassée ci terme déclaration état civil. léegi suñu xamee nag lan mooy déclaration mooy yëgle état civil mooy lan nekki ci biir askan léegi nan d'abord avant tout la première question mooy kan moo war a déclarer parce que sous-préfet juñu na ko ñu bëri danoo jàpp ne ku war a déclarer mooy papa effectivement texte bi loolu moom la njëkk a lim ci ñi nga xam ne ñoo war a déclarer mais déclaration nekkul ne papa kese moo ko war a mën a def. moo tax boo gisee jigéen su amee doom suñu waxee mu ne papaam jox naa ko kayit bi dina ko déclarer donc dans l'entendement pour ñoom papa rek ay déclarer bien sûr mooy borom kër mooy borom njaboot donc lépp moo ca war a jiitu mais yoon dafa xam ne peut-être papa yite yi bëri na des fois lu bëri dina nekk ci boppam ba mën naa am leneen yëpp da koy fàtte ba tax na yoon jàpp ne papa ji mën na déclarer njëkk après papa ji tudd ne ñeneen ñoo xam ne ñoom ñëpp mën nañoo def déclaration mooy kan yaay ji mën na déclarer bu ñu jógee ci papa ji yaay ji mën na def déclaration suñu jógee ci yaay ji nee nañu docteur bi parce que dañuy jàpp ne kuy am doom yaa ngi dem ci hôpital d'habitude bon bu dee yenn hôpitaux yu mag yi ay gynécologue a fay nekk moo tax mu tudd docteur bu ñu jógee ci docteur bi nee nañ aussi sage-femme parce que jàpp nañ ci yenn dëkkaan yi yu mel ni peut-être Fissel amul hôpital boo xam ne docteur en médecin moo fa nekk mais peut-être sage-femme yee fi nekk moo tax mu tuddee aussi sage-femme bu ñu jógee ci sage-femme yi tuddee wax na matrone
Fissel am na centre de santé poste de santé donc sage-femme mën na am na fi mais bu dee yeneen village yi case de santé moo fa am souvent matrone moo fay nekk ba tax na aussi matrone boole nañ ko ci ñi nga xam ne war naa mën a déclarer bu mu limee ñooñu ba pare nee na aussi képp koo xamante ne fekk nga juddu bi mën nga ko déclarer donc du papa kese du yaay kese du docteur kese du sage-femme kese du matrone kese mais képp ku fekkee juddu bi yow même su papa ji déclaré wul ñi lim ñeegi ñëpp kenn déclaré wul yow mën ngaa den déclaré ji ba pare mu beral loxo li ñuy tuddee chef de village moom non seulement yoon def ko teg moom bu ñooñu ñëpp kenn ci déclaré wul par force moom dafa war a dem def déclaration li tax mu nekk force moo di ne nee nañu même su moom chef de village su deful déclaration bi yoon mën na ko teg alamaan gis nga kenn alamaanul papa kenn alamaan yaay mi jur kenn alamaanul docteur ak sage-femme ak ñëpp mais chef de village moom de yoon nee na ko boo déclaré ku juddu sa dëkk nga bañ ko déclaré yoon dina la teg alamaan responsabilité ñëw na parce que dañu jàpp ne aussi dëkk ba en tant que représentant de l'exécutif au niveau du village am nga responsabilité boo xamante ne da nga ko war a doxal moo di ne fexe lépp loo xam ne jëmali na dëkk bi ci kanam nga taxaw ci bokk na ci xale yëpp am juddu ba tax na chef de village boo xamante ne déclaré wuloo képp ku juddu sa dëkk te nga xam ko yoon mën la ci daan alamaan nga gis ne ñu ñuy lim ñëpp ñu mën a def déclaration bari na lu tax parce que yoon dafa jàpp rek ne xale moom waruñu koo bàyyi bu bañ a am kayitu juddu parce que mën na ne papa kese su dul papa du keneen xam nga day metti ci xale bi su boobaa mais pour autant waxul loolu jàpp na ne ñooñu ñëpp yi tey mën nanoo bari mu lim ñu bëree bëri ba wax ne képp ku fekkee juddu wala sax chef de village ba pare chef de village mu ne ko force lay doon ndax soo ko deful da ngay am alamaan kon nga gis ne ñu war a déclarer ñëpp bëri nañ bu ñu xamee nag ñan ñoo war a déclarer comme ni ñu ko waxee lan la ñuy déclarer effectivement bu dee juddu naissance la ñuy déclarer parce que am na état am na mariage aussi dañ ko war a déclarer décès dañ ko war a déclarer donc xew-xew yi nga xamante ne day am ci dundu nit ki ca ba mu juddoo ba yàlla def muy génn àdduna ñetti xew-xew yi nga xam moo gën a am mandarga yooyu moom dañ leen war a déclarer bu fekkente ne am nañu mooy lan juddu nga mag yàlla def nga am soxna wala nga am borom kër boo dee jigéen yoon nee na sëy boobu dañ koo war a déclarer ñu jógee foofu yàlla def nga dund yàlla ma téeméeri at nga génn àdduna xew-xew boobu aussi dañ ko war a déclarer donc ñetti xew-xew yooyu mooy état civil yu ñu war a déclarer à l'état civil saa yu amee pour naissance nag lim naa ñi war a déclarer décès aussi même chose la pour ce qui concerne ci comme ak naissance benn la maintenant mariage moom bokkul mariage ñi sëy kese ñoo mën a dem def seen déclaration keneen mënu ko def ci seen i tur ndax ñoom la soxla mais en tout cas loolu mooy li ñu war a déclarer maintenant kañ la ñu war a déclarer état civil à l'état civil surtout juddu foofu aussi yoon dafa élastique maanaam dafa yaatal mbir yi pour lépp juddu bi ñu mën ko déclarer ndax nee na nit ki su juddoo tey ba muy am weer la njëkk a wax mu ne papa jeeg yaay sage-femme ñi ma lim ñëpp mën na noo def déclaration ci mairie ba duñ ci dem fenn fudul ca mairie ba léegi xam na ne aussi weer mën na cee tuuti mu yokkaat ci fukki fan ak juróom nee na même bu demee ba fukki fan ak juróom kii weer ak fukki fan ak juróom ba léegi déclaration bi mën na nekk foofu la tuddee chef de village même suñu passé weer te papa ji déclaré wul yaay ji déclaré wul ñeneen ñi ñu lim ñëpp déclaré wul mu ne yow chef de village diggante weer ba muy am weer ak bis premier jour naissance ba muy am weer ak fukki fan ak juróom yow chef de village da ngaa war a déclarer su passé loolu defoo ko am nga alamaanu 3000. bon c'est vrai que bi ñuy defar loi bi c'était en 72 3000 booba bari woon na xam naa ne kenn révisé ko léegi chef de village xam naa suñ ko fayee ko 3000 moom du nekk dara si moom. peut-être mën na am ñu réviser texte bi yow ko peut-être def ko 50 000 peut-être dina tax gars yi gën a am farlu ci mbir mi mais en tout cas li am solo mooy weer ñi xale bu juddoo ba muy am weer papa ji yaay ji ñoo ñëpp mën nañoo dem déclarer su amee weer te kenn deful déclaration chef de village nee nañ ko da nga war a dem defi déclaration balaa am yeneen fukki fan ak juróom yu tegu ci weer yi ba léegi loi bi yemul foofu parce que jàpp na ne loolu yëpp mën naa am te kenn du def déclaré mu ne ak lu ci mën xew daal ba muy am ak xale bi mën nañ koo déclaré ci mairie
nga xamante ne foofa coono moom di ci am parce que bu fekkee nit ki rek dafa juddoo fii ci biir Fissel nga xëy dem ci mairie bi matul ñetti minute nga yegg sa mairie def déclaration bi donc loolu day yomb en tout cas premier jour ba nit ki juddu ba muy am fukki weer ak ñaar période yooyu yëpp période la bu ñu may nit pour mu dem wutali doomam kayit juddu wala mu wutali ku mu xam ne juddu na ku mu yëg ne juddu na te amagul kayitu juddu ci mairie ba loolu mooy délai normal bu ñu wax ne ca la nit war a dem def déclaration xam nga mën na yem foofu ne léegi nag soo amee xale bi amee ak kenn wutalu ko kayit mënatul am kayit waxul loolu parce que xam na ne ba léegi gàllankoor mën naa am moo tax mu ne d'accord mën naa am fukki weer ak ñaar te kenn wutalu ko kayit terewul ba léegi mën naa am kayitu juddu wante nag bii ba balaa amati kayitu juddu faw mairie bi nga xam ne ca lañ koy yóbbu ci déclaré gi foog mu am ndiggalu tribunal boobu moom leen nit ñi di tuddee jugement ci dégg-dégg ñu bëri jugement mooy am kayitu juddu bu yaatu ba pare dem ba ci yàgg nga wàññi say at wutaat beneen loolu jugement loolu nekkul jugement loolu faux papier ku ko def jàppal ne faux papier nga def te yoon dafay tere lu ñu tuddee faux et usage de faux code pénal da koy tere ay daan kaso am na ci ku koy def xam na ne la ngay def baaxul te yoon nangu ko léegi kon jugement mooy ki nga xam ne am na fukki weer ak ñaar amagul kayitu juddu yoon bañ a am kayitu juddu faw ba tax mu nekk kon léegi mën nga wuti kayitu juddu mais njëkk da ngay dem tribunal laaj ndigal ba tribunal defaral la lu ñuy tuddee jugement buy jox ndigal maire su ko defee nga jël kayit boobu yóbbu ko ci maire ba mu wutal la kayitu juddu te loolu diggante fukki weer ak ñaar ba nit ki di am téeméeri at mën naa nekk nekkul ay xale kese même màggat boo xam ne am na téeméeri at amagul kayitu juddu su bëggee kayitu juddu su defee noonu am kayitu juddu kon am kayitu juddu duñ ko dépassé da ngay dégg ak mag ñëw ne la man de xam naa ne moom soxlaatuma juddu man amuma wante soxlaatuma wante sama doom yee tax mais non non du tout parce que effectivement soxlaatoo ko loolu nga xalaat mais mën nga ko soxla en plus doom yi tax na aussi nga soxla ko ndax doom yi si ko soxlaa ça veut dire que mel na ni yow la yaa ko soxla ndax sa soxla yi doom say soxla ni kon nag kayitu juddu kenn du wax ne doyee duma ko dara kon te gënoon na ñu jël toutes les précautions pour que xale bi au moins su dee defi examen sans mu am kayit nañu fexe ba ak yi mu am dëgg ñu bind ko ci kayit yooya nga xam ne ordonnance suñu demee même chose la ñuy reconduire su boobaa problème bu am su fekkee mënul ñàkk defi examen sans kayitu juddu parce que aussi la gënoon mooy balaa examen nga am sa kayitu juddu leneen li mooy da ngay gis koo xamante ne effectivement am na kayitu juddu mais maître am moo ko wax ne at yi daa ëpp ci yow parce que mi ngi juddu par exemple 2005 mu war a def examen ren ñu ne ko non li daa ëpp mënoo ci def examen kayit bi baaxul papa ci ñëw mu si beneen jugement ñu defal ko 2008 loolu aussi foo lay nekk parce que nekk wàññi li ñu parce que ñoom dans leur tête mooy wutil jugement mooy wàññil at que loolu ko donc jugement mooy bu musul am war a am dépassé 1 an nga ñëw wut si loolu mooy jugement donc ñi nga xam ne aussi ñooy defoon loolu seen i élèves fekk seen i élèves am nañu kay dëkk seulement kay bi mënu leen a jëriñ loolu aussi ils sont en train de commettre des faux ndax yoon da ngay tere kon donc le plus important mooy ñu fexe ba nit ki su amee kayitu juddu yàlla def kay ak ya ëpp ñu xam ne yàllaa ko dogal peut-être ñu sàkki beneen pexe bu tekkee jàng mu si parce que jàng école française ci normal loolu mais xam-xam mën nañ ngaa amee lu dul jàng école française aussi parce que am na ci ay feneen fu nu mën a jàngee yoo xamante ne du ne cycle normal def examen def entrée en sixième def COP xaw ma la loolu donc tuuti xam-xam mën nañ ko wutee neneen nu neen mais moo gën ngay dem di def ay faux moo tax aussi examen gënoon na bala ngay def ñu xool ndax nit ki am na kayit wala bu amul ñu wutal ko ba pare su fekkee aussi amul te mënul ñàkk a def temps amul ñu defaral ko ci kayit yi mu am at yi mu am dëgg nga xam ne jugement su amee problème du am donc nga gis ne ñàkk am kayitu juddu dama jàpp ne forme violence la ci xale yi parce que violence morale lay indi parce que nit wax na ko nii nga dem war a def examen ànd ak sa ay morom ñu présenté wu à l'examen yow ñu ne la amoo kayit dama wax sa papa di ko wax ñëpp di dégg moralement daf lay affecté forme violence morale la boo xamante ne war nañ koy éviter xale yi ndax am déjà boo xoolee 1 an may nañ la ko defoo ko
xale balaa dugg école xanaa au moins 5 ans yu teg dina ko am defoo ko mu dugg école war a parcourir yeneen 6 ans balaa def examen defoo ko nga xaar ko examen des 2 mois nga soog a ñëw tribunal aussi xamal ne coono boo ci daj ak xale bi bu deful examen yaa ko def parce que vous avez suffisamment de temps pour mën ko def kon nag forme de violence yooyu bokk ci yeneen violence yi ñuy defal xale yi parce que en réalité thème bi ci cas c'est centré autour de l'enfant de manière générale muy état civil muy leneen toujours est-il que c'est une forme de violence boole kook yeneen forme de violence yoo xam ne moom la ñuy gis physique mooy ay dóor mooy ay xaste ay bul xadaal loolu tout ça c'est interdit par la loi bokk na ci aussi yeneen forme et d'ailleurs bi tax loi bi interdit ko daf ko interdire non seulement par rapport ak képp ku ko def xale boo xam ne da ngeen tase si mbedd bi mais dafa génn corset peine yi bu fekkee ki ko def xale bi dafa am autorité ci moom liñ fi bëgg a wax foofu mooy papa ji ak yaay ji wala kiy jàngal xale yi maanaam ki am autorité xale yi am na violence boo defee une violence sur l'enfant là les peines sont plus sévères bu fekkente ne aussi dañ ko def dafa nekk ana yow ana man moo taseeg moom yi donc toujours est-il que loolu c'est des formes de violence yu ñu war a éviter xale yi bu ko defee état civil dina nekk loo xamante ne su ko defee comme ni ma leen ko waxee nii problème bi ci am parce que comme le temps qu'on répartisse dafa xaw a gàtt te ñaa ngi jàpp naan am na leneen lu bëri luñ mën a wax su fekkente ne mën naa yëngagum nii question orale su ñëwee peut-être yu ci bëri yu ma duggul su ngeen bëggee ñu denc ci xuus maa ngi leen di remercier encore fois de plus je vous remercie. dëkk boo xamante ni dóor guddi dóor bëccëg liggéey loo guddi liggéey loo bëccëg jàng sax doo ko mën man maa sonn ñi beetuma fii lay toog. dëkk boo xam ne duñ toppatoo xale yi duñ xam xale yi fan lañ nekk bàyyi xale yi ñu taxawaalu ci àll bi duñu xam si lañ lañ nekk lii kenn xamul ni mu doon su bokkuma bii dëkk. xale yu ndaw jum la jum la ñi lay wax xale yu ndaw nekk ci heure bi ah mais yéen lan mooy seen problème yéen bële yéen laay laaj lan mooy seen problème ba ngeen tëdd fi heure bi maa ngi nii te ñëw war a def examen bac yaa ngi ko sonn ñëw di waajal bac ñu naan ma amoo këyit. Mehri, ya refu mawde badong bodik parang kemi déclaré arrière pour une jega kay. As ngajar bota wan après 1 an da su gungara do fiangat jugement mo re dona bugu jal dale ngi jegiro expliquer d'identité yenge extrait jegiro carte d'identité man maa ngi nii suñu kër dañ may dóor ki ma buntu xatal lu leen lañ may def liggéeyloo guddi liggéeyloo bëccëg wante xëy na bu doon samay waajur ñoo ngi dund li may subir du ma ko subir. dëkk boo xam ne man maa ngi nii suñu kër mënuma fa am jàmm souvent nga feebar sax duñ la yóbbu hôpital bàyyi la ci àll bi ngay taxawaal mën nga guddee duñ la sax lijjënde duñu xam fan nga nekk lii lan la xamul kenn xamul lu mu doon quoi. problème yi moom ñu ngi am depuis ba léegi. kaay leen mais nag jóg leen xale yi tey jóg leen nga waxtaan ak yéen jóg leen si li nekk fii si fort jóg leen parce que lii dañoo def jóg leen li ñëw
problème yéen xaw ma la ngeen di def nii xaw ma ana ay jigéen ak pàq lan ngeen di pàq yéen bañ egg kër ga bu ngeen eggee kër gi ngeen xam ne lépp dëgg la. léegi man mu dara bay bat ne mina tegal ka day ko man dara ko man mina ay bay bat mina. yéen parents yi lay waxal góor gi solution kenn du ko def yaa ngi dégg xam nga lan laa bëgg nga déglu ma laaj xale yi moo doon seen problème mais li ngeen def nii baax yéen gone ji laa ñëw lan moo nekk seen problème ba ngeen ñëw fanaan ci àll bi ba seen waaj di leen seet ma ne ma Oumou Gueye damay dem ba waaj a def examen ñu ne ma Oumou Gueye munoo def examen te ñoom ñoo ngi nii seen faute la. non loolu moom baaxul. depuis yàlla nañu ne yàlla déggin saa extrait déggin extrait au moins au lieu de wax dana ma extrait dama wéy ka juga fa ne de. man de maa ngi nii chaque jour mu may toog di ma buntu xatal lu ne la may def kër ga yàlla tax mënuma ko su ma demee def devoir du ma am moyen lépp si moom la. ñoom daal lépp seen faute la amuñu fi lu ñuy wax toppatoo wuñ xale yi suñuy taxawaal ñu bàyyi leen si àll bi ñuy taxawaal luñ fiy wax amuñu lu ñu wax fii la ñuy toog demuñu fenn. waaw man nag kilifa yi ci yéen lay ñu waxtaan ak yéen yii gone yu wax nii ku ko dégg xam ne dëgg la gone kat li ngeen def nii kenn du ko def gone da ngeen may bàyyi nag ma wax gone gii nga xam ne nii moom nee na problème biir la amoon te nag loolu seen faute la gone bu juddoo da nga koy teel a déclaré balaa am 1 an ndax mu mun a jàpp. jaaxle bu am war na kay mi ñu ndax boo mu tàmbalee ci ngan te nag ko kii la maa demoon Dakar di doon daan doole maanaam nag bi ma ñibbisi boobu amoon na 1 an ma dem mi daan déposé ñu am audience foire waaw bi ma déposé nag bi maanaam xaw ma externe lañ koy waxati xaw ma kañ daal nu mu demee noonu bu mu génne boobu moo xam am na fa benn kii tuuti xaw naa foot bi foofu la ne man xaw ma nu mu demee jànguma daan doole kese laa xam lu ci mën di xew nag maanaam ñuy defar kayit yi la may du man waaw góor gi li nga wax yëpp dëgg la yow soxna si damay ñëw ci question bi nga njëkk a wax gone pour nga déclarer ko aajowul ci papa aajowul ci yaay yow mii soxna si mënoon ngaa dem déclarer ko wala nga dem di chef de village suñu papa Abdoulaye Faye mu xelal la nga déclarer ko loolu lépp mën naa ne mais boo ñëwee rek ñëw ne man papa ji ñëw ci du ma ko déclarer loolu moom mooy solution bi quoi bu beneen ñoo ne incha allah da ngay jéem a dem déclarer ko yow sa jigéen bopp mën nga kaa déclarer wala nga dem gis suñu papa Abdoulaye Faye ñu déclarer ko yow tam li nga wax dëgg la loolu gars yi war nañ cee bàyyi xel bu baax ndax des fois da nga dem ci féet yoo xam ne nii ci mairie bi gars yi ñoo ci def ay problème masculin féminin yooyu noonu xam nga am ay problème mairie la quoi mais nag gars yi war nañ cee bàyyiwaat xel bu baax nga attaque bi ma ñëw ci gone gi nga xam ne nag du dañ koy dóor ba ne moomin la waroo koo dóor pour kër yar xale aajowul dóor mën nga kaa bañ dóor te yar ko déedéet kii kenn dóoru ko mu ngi nii bañ liggéey dong nga ko jàpp jàng baax na de waaye liggéey tamit ci la bokk xale bu jigéen dangay teel a mën liggéey ba ca dangay ndaw ngir ëllëg. waaw loolu dëgg la soxna si loolu yëpp dëgg la yenn saa yi nag yéen waa Diouf da ngeen di ndaxte gone bu nekkee ci kër bu bëgg koo jox liggéey boo xam ne nii métti na lool balaa 8 heures bu pare dina fa nekk di courti bu pare sax 8 heures bi lay jot mu dem jàng mais bu nekkee classe day nelaw rek condition yooyu gone bu jublu dund ba màgg day mujjee fa kon loolu tam seen devoir la ngeen bàyyi ci xel bu baax. mu ñëw ci gone ki nga xam ne ay parents nekkul ci bon encadrement moom daal day taxawal rek mais loolu pour parents yi la gone boo ko jugee da nga koy teel a wutal ay kayit mu màggee nga dugal ko école te nag yéen jigéen ñi seen doomu jigéen ñi dee rek wax ak ñoom saa yoo amee sa doomu jigéen yow miy jigéen yaa koy jël dugal ko ci bopp ndax yow rek yaa mën a waxtaan ak moom pour mën a trouver solution kon loolu nag pour parents yi la parents yi ñoom ñoo war di teel a jël seen doom yi ñu leen xamal àdduna yow tam ku góor gi dem ci sant ak xale gone bi feebare rek buy jël jox seen yaay ñaan na baax na nekk Ndakaar rek di envoyé tel woo di nekk fekkee ma ci boole waaw sànq dégg naa ni kii mu naan gone la dañ koy dóor rek yëpp mais xale nekkul koo xamante ni ab kii la mala la gone mooy ki nga xamante ni tuuti tànk la cëram matul xelam matul gone maanaam onde on dongoo day judd di raam ñu ko war a tittal xelam matul
kon yéen ñii waajur yi yow baay yow yaay yaa ko war di tette di ko jàngal di ko xelal kon boog loolu noonu def naa li am solo la yéen ñi aussi ba yaay yi di ko dégg ngeen xamante ni loolu noonu luñ ci war a def la dégg ngeen xale même aussi boo koy dóor day tax njàng bu mu war a jàng du gën di dugg day tax kooku noonu dina la bëgg a wax ay mbir du la ko wax mun nañ ko faa sàkku mun nañ koo violer def ko leneen ak leneen tant que yow yaa ngi koy dóor loolu du la ko mos a wax kon boog day leen ubbi seen bët xale yi ñoom ñuy wax mais yéen xale bu commencé wax rek ngeen ne ko tër may ah kooku moom baaxul ah yéen a may dégg waaw kon ok yow nag waaw sàmm nag yi baax na de diggantaan de waaye nag lii moom ah li ci sa pexe léegi. a jéem te pexe bi moom des na buñ nar a dem moom pour sàmmi nag yi moom mbaa ñu nar a dem Dakar dinañ fi am kiñ fi bàyyi suñu rakk wala leneen boo ko defee lu mënti xew boo ko joxee sa carte d'identité bu ko photocopier mu demee mairie dina ko am extrait lu demee ci chef de village bu ko nee sama soxna ni daa amoon démb wala daa am barki démb doom dina ko déposer no problème boo ko defee ñu mën déggee. waaw li ngeen wax nii yow dëgg la yéen kilifa yi ci yéen laay njëkkee seen doom yi yéen rek la ñu am yaa ngi dégg dama bëggoon nag lépp di ci jot a gaal ngeen fàtte ko di comprendre xale yi yaa ngi dégg loolu seen loolu yéen ndaw ñii nag yéen ñi nga xam da ngeen a toll ci yoon boo xam ne nii mooy da ngeen di jàng ñu ngi bëgg ay liggéey bi ngeen jógee fii na ngeen déggal seen waajur yi yaa ngi dégg seen waajur yi da ngeen leen déggal bu baax lu ñu leen sant ngeen di ko def di jàng seen leçon bu baax pour ngir ëllëg waaw bu ñëwaat jël waajur tam gone yii ñoo leen ci seen santé parce que gone yii ñoom ñoo fi doon sous-préfet fii wala feneen ñoo fi doon enseignant ñooy doon ay professeur feneen kon itam gone yi jël nañ seen santé te aussi di leen éduquer ci éducation bu baax waaw. léeg-léeg la solution c'est de savoir pardonner. Oublier n'est pas facile, je vous dis c'est difficile. De trouver l'antimissé, nous la découvrir, il faut savoir pardonner. Oublier n'est pas facile.